bora do boke modo nadia desi bolia bila bora lagi bakari do nadia da espana mone bantalo lagi bakari da mo bila bora no kunna da bodo nadia desi mandada. Yes, assalamu alaikum na badin jube la mbal kontra na mbal tentu la mbal jaila men yalla ko kan jube na ni media platform to me ala wala mu UDP media network ti na kacha bunda anka fodame interactive talk show adame ala ka kacha ku kuma bala membe den dim politikola membe den dim bankola kono ko la ko fana kacha mbe mul apologize la bayin ka ke wato men nga delay an soto busy ol Kenya lem anin hajul Kenya waya sabu nata lately on this platform but kal kontone once again antol dalta nala jande my co-host menketa alaji mbubti Usainu Mbub brother atelemu administrative secretary di Adi Manjai Bureau Secretariat anda kundi mo fa me ala wala mo Sidi Njai UDPT memu regional youth secretary for KMC mbal konton na kal tentu kal jay once again kay tan dalla ko natale adun ngalon kon nabi kacha fana be kumala bak adun nabi kacha mba tari andila adun bari tari anyin kono be kuma balel kacha laje. Mr. Good, and so thank you so much for the beautiful comments all the way from UK. Mbe konto na mbe tentu la mbe jaila aning na badin platform momo kan jube birin Gambia for Gambia e bantal follow mbe kachala bundala me alon ko wala mu na meyo bati men kata Lord Mayoti Talib Ahmed Ben Suda, the mayor of KMC mbala ko kachala jang na kacha bunda fulanjang bita fanna jumala wala mu President Adama Barrow kuno akaye interview menke with the so-called journalists, because while I don't call them as journalists, none of them are familiar with the media ethics. Adu mote economy along ko ibafala ko abe journalism kekan, so they knows nothing about journalism. Emang fennelong journalism la karola. Akamunta ko niamulu kumandi ko a sort of entertainment or sifa or maybe storytelling. Eba fala me tali la eko mole ko ngal kumanda burunga ngana tali ngolali ala kunun interview nyim be fending fala auto fana ni bodo be kachala anoda bunda to me alonko wala mu supplementary appropriation bill nying bilo me alonko wala be at the National Assembly be kachala bunda bilo nyi mon la miro mina kan kaje ko bilo nyi dibitewol nyanta ka bilo nyi ka reject yo barin tol fana la miro menti bilo nyi nakarola mbasa la jang nal kam moy clearly the viewers of fana sita nino na ka fanya ko alla may gol be bete arine adun nakuma kaun fana ka Senegal. Yes. Nimbota auto fana mbediamu la fana la me alon ko wala mun tol UDP kol. Kairo membe mbulu abe tula mbulu nyaadi mba muta nola nyaadi ay bambam bulo kono. Because patio men bebe nyimbanko ka be ganyo sute UDP la karol. Oto nanyin ganyo nyimba tankandi nola nyaadi mba muta la nyaadi fonga jeko nunta campaign banda fonga lonko bile mu election o ketale mbebe siri mbe result sol batukan oto UDP mbeo tankala nyaadi mbe kacala o bunda la fana oto janen ka jam fa kaca kono sumana tango moy Mr. Usainu Mbub mabayla nganu suma mbokki olofi assalamu alaikum di nuyu rek kep ko xamne yang ñoo join ci programme bi ak képp koo xam ne rek yaa ngi ñoo toppatam si WhatsApp groupe si di kontaan bu baax a baax rek jël si waat fii nii
pour waxtaanee lépp li nga xam ne rek moo aju ci politique bi nga xam ne daanaka ñun ñëpp xam nañ ne politique bi fi ñu nekk nii lu ci bëri xaw naa lëcc looloo tax rek foog ñu dellusiwaat ci plateforme bi waxtaan ak askani réew mi doomi UDP ñu gën a gindandekoo gën a xam rek politique bi fan la toll ak lan moo nekk tànki parti bi si boppam. lii moo waral nag tey ñu ñëw ak issue very very important pour ñu waxtaanee ko ñu ni neen den su boobaa ñu mun a xam rek naka la politique bi mel ak fu mu toll benn dina nekk li nga xam ne moo nekk KMC li nga xam ne moo fa xew-xew boobu foog naa ñu ci bëri dégg nañ ko ak naka la demee ak mayor bi ni mu ci doxalee ak councilors yi ak tam media bi si boppam ñoom seen participation ak ni nga xam ne noonu la ko Gambien si gisee ak liggéey bu rafet bi nga xam ne loolu la KMC def loolu dinañ ko andi dinañ andi tam appropriation bill bi nga xam ne daanaka ñu ko wax ci néegi député yi pour ki nga xam ne mooy finance ministre bi Mame Boye Ndiaye yóbbu na fa bill bi nga xam ne bëgg na pour ñu waxtaanee ko ñu seet naka la ñoo mun a lifine bill boobu te loolu lu ci bëri li nga xam ne loolu la lañ ci wax moo nekk rek bill boobu lu ñu war a reject la loolu yëpp waxtaan boobu dina ñëw ak li nga xam ne mooy président Adama Barrow waxtaan bi nga xam ne démb def na ko ak ay journalistes yi State House mu nekk waxtaan woo xam ne dëgg foog naa kilifa du gaaral kaddu yu mel ni comme ni mu gaaral démba dafa mel ni moom fi mu nekk dafa mel ni ku tàggoo sa goom daal loolu yëpp dina nekk ci biir waxtaan mi dinañ ci dugga waxtaan ci xuus si gindande ko ci bu baax ñu mun a xam rek naka la politique bi toll fi mu nekk nii ba mu bàyyi suma ndaataago mu xuus ci li nga xam ne moo nekk waxtaan bi su boobaa ñu dugga ci bu baax a baax a baax. Thank you so much honorable Baraka Bake ay fanna men suti andi suru account la follow na topic follow mi da dunna men kono wala nyinti president Barrow la Karola Gambia dingol ngalon ko sila futata tembol to tembo me alon ko akoyta Gambia dingol la Adama Barrow mo sifa nyaadi lem anim daji ka sifa nyaadi lel bal abe koyren Gambia no la sila ngamira de ngo bira wota 2016 na ni sante ma alala lololun to ka karan nga karan na political leader sol la men yalon ko political party wol men be nyim banko kay to le a nyaton ka adum be karan kam fana ka je ko daji ka sifanya dilel bera bewol karan kam baaki Barrow me yalon ko atele mu nyim banko nyaton koti nga moyle anala molu men yalon ko ay kumandi tali lala because ndol ba fola wala nyam ni aya taranun ko President Barrow ya lon ko kumale ba da men kumayata ani banku dingol nyanta men janjanna abe banko la journalist le kumandila ani ay interview so journalist men ya lon ko independent journalist men ya lon ko journalist ya karam bumol lel adi certificate o sotal President Barrow nyanta wala kel aya fo e ko ngalu invite kachala lafta nali e kacha membe tamakan Gambia banko kan nga sata nyoy. Maybe one can understand. Maybe hakilo si otano demanding. Bare kafo ko ila sorry gate sol men yalan ko wol beta koma ye kumandi tali lala mo la state house o kono Gambia dingolu hanibi mbe karankan daji kol men yalan ko Barrow e wole soto adu wo daji kol fembuka mabo silang akebe itandi molulal bari ntemen jeten namana hiroje dunia kono ma fa man soto de bari nte namana je dunia kono namana je natalla kaba 500 meters kaba jamfo namana je ma fa man soto de bari nte namana je kaba sumoye jamfa 500 meters namana moy wamu talingolti talilla bari talilla mo ka fole ko on tali ha ni kon talin ko jata keme ngawle kelendi wo mu talingolti jat wula kono jato keme ngawle kelendi talin nam definitely because hakilo ta tanola adu ngalon ko ay menu be sataje momo ya lon ko ibota santola inya fanuta imentaje wolu be o kele molu be le de molu be le tata kunkol to e do kol ke farol to Gambia la santola dindingo be o sifa kele
so say mune interest ntolu as Gambians nga mune interest soto kachat ay mune kumaya soto ndolla banko la karol aman kumaya bare membe kering Gambia di ngolun se kala o sindi nyoma bari mbe election yala kono adun katla nyim folal na carte kesol melu be mbulu o mun tol talet ada kumaya ngo hanibi political nyaton kol melu be mbulu mbe daji kol karankanne kilin a barole mbang a pati kodamol la nyaton kol le mbang mo sifal melu be jembe karankan ngo moye ke politicien oti bi ay dendi ka wulemo dum konna dendi ka wulemo be nyame je jani ba fola few minutes doron ya jay ta dendi ka fimo dum o ya jay ta dendi ka do du ibuka mem faham alinga nyokoros politicien nem fata flolu isa fo jan dandang yata ya fo jan dundung o politicien sifal ko nga hakilo tut because Gambia be al halo men kono bi nyanta wala miral a fele bi samabu ka sodo nyim banko kan memo agriculture la bundat Senegal be jakal ling man sakunda e mune ferel landi ase Senegal ma ko no menna nyina mu kutu menya ndaka chala bi way bari be samale kono samabu ka sodo samabe doyar nyim banko kan mune mu man sakunda la ferol ay mennu landi ase Senegal ma ko no nyame nyimu kulati me alon ka kumata mi ba ha ani fulanjam sama e tinyaro ke molu menia walla hadama ya nyanta topatola nyadi o fanamu kuleti me alonko ni masa kunda nyanta o denkili lale e nyanta folale isaje menia la dinkiral tinyata isa lonko masa kunda be makoyro dile la nyame makoyro la femoto fengo me alonko e tol fangol lel tam o fengo nyinti ha iba dila nalen fango ya lonko e kamen dinnan tele tamu amake ko ite men ka dinna ngaje ko ite len so ala hani wote bari ngaje ko ila responsibility lem as a government to provide for the people wala asabu ko man sakundal ka community man sakunda nyanta kelale for the people by the people ya nyulal mu ko te men ya lonko barola ni interview kono nyanta melu moyla bari kuma kayam fo kuma kanam fo ada kuma lel foje men ya lon ko ay Gambia dingol sondomolu ay Gambia dingol sondomolu mamandilet because a mambe nyim banko kan nka moy ko kaburu kutolu kate wuru e kadum kaburol kono e kadai ka kaburu kutolu wuri e ka kol keje men ya lon ko amanyinya ngawol moy jan ama me ba ke fan kardantan koma nga moyle bari ninna ta moy na banko nyaton ko fan ka dayele ka foko ata barata nyinala ha interpretation olam nsinyi sobo sodo no ko men ya lon ko e kadanna kaburol to e ka moluta e ke wuri din kol kono nsinyi sobo ta anu nsenyi tumiro lano baro kanne anala molu nse lano because itolela nyaton ko lota ayafo na kake fana ndol malon na soto da fana malon bari barole a dayele ay nyim fo Gambia dingole barole a fode nte mamoy molat mamoy politicien kilina nyim banko kan mamoy moba sadala tele mamoy moba fola radio mamoy moba fola internet on bari ngamoy baro dalale aba fo kan ko itole safolu dundu furewol bele kunna tola jam atale af ndama fode atale af woto na keda moli e sobo sodo moli be nyonyinin kala jumalel kata kaburo to kanyim manya sifat mbe sobilalde mba folale ko yara fam menu keda kardan tan komando kata kaburo to ka moli wuru ka safolu dundi furewol da kono mba folale barolam anala mol ndol be nyina fola because atele lota ayak makam atele lota ayaf bari Gambia nol mune nata nyim bala fa wara Gambia dingol me mira president le ko atele mu banko nyaton pot je waka interview me alon ka kada more than 1 hour 30 minutes fa kada close to 2 hours
abuka fem fono banku molie abe menu marakan isi memmo isi kontan men ate fem fono la banku molie memu yurwa kot ate fem fono la banku molie me alonko wala problème o menti woseke la solution oti president membu ko fono Gambia dingol ngamira barola ko sila ko etam bele ma kew adu meya ko indi ma wala nyinti ko aman jara pour kanyim banko mara koteke baro man jara pour kanyim banko mara koteke ama daji ko itandi ama kuningo itandi ama londo itandi ama fero itandi Gambia dingol la definitely it is very sad me la moy kunum president baro e kuma kan mem hanni ya kanu kebo atola kunum momo njikita la ko mo danta o men famo be baro no mala kunu interview ni ala moy ibe bola ton nta njikita wala momo ya lon ko ye Gambia soto adum Gambia la kole ako yalon Gambia dun na sama ibe la free wall baro e interview sifa men ke kunum ni ala moy ibe bola tole because munekata ay kumol men fo hakilo ta tanola ay kumol men fa man Gambia na fa fenna ay kumol men fa man banko dingol na fa fenna ada man banko la yurwa ku foje memu katala fanna akamunda beke tali lalet abeke tali lal kumo fanna fulanjam UDP Ousainou Darboe UDP Ousainou Darboe President Barrow. UDP is a political party and Darboe is the leader and the Secretary General of the United Democratic Party. Molunga na namo karafa Adama Barrow. Wanamo ni me mira bilo me alanko wala keta fiscal year 2021 budget 2020 to 2021 budget ni sao kono men keta 21 billion Gambian dollars wo budget o ni men dana bibita wala bungoto budget o ni be da pans la nyame pour ka Gambia de wala life and the livelihood soul ka yuruande baro bu ka fem fo non to lewo to de ni coronavirus o me alonko coronavirus be ni banko kam coronavirus o e man torol menu nati ay molla haali jamal tuje man sakunda man de mareke de maro men si mol nyaabo nyim banko kan na jele banku kotengol to mol man sakunda li ma ko loke la banku dingol la nyame ilote la banku dingol fe nyame bayri kodo men dunta o kodoni asiata kodoni dantala Gambia kodo men nata nyin corona kodo dantala asiata bake atambita bar Gambia dingol me muna faala de Gambia dingol ma tineonye Gambia dingol me muna faala bari barola ni interview Ousainou Darboe UDP Ousainou Darboe UDP koten UDP jana Ousainou Darboe ten Ousainou Darboe jana Gambia dingol ngamira wato sidal de bari UDP ala barakole ke UDP to adum ala barako men ke UDP to barako nyin ka yurwale akata nyato doro ndolla nyato ko men ke da di right honorable Ousainou ANM Darboe wallahi din kendolem Ousainou Darboe duwa jabitama baake Ousainou Darboe mu din kende baleti adu Ousainou Darboe duwa jabi molem Ousainou Darboe barakata bakele wallahi mo barakarim ba Ousainou Darboe adu Ousainou Darboe mu nyaton ka kendolete because aka kuma kendole fo adu aka diamule ko ni mu nyaton ko ti mu alfati nyanta ka diamu nyame Ousainou Darboe ka diamu wala nyama Ousainou Darboe ka yamaroke wala nyama Ousainou Darboe fanala diamo bekala kule kambe ala mense Gambia dingolu nafa mense ke Gambia e samat mense Gambia yurwan Ousainou Darboe kanyina wata wala asabu Gambia dingol alinga Ousainou Darboe mutade wallahi
alinga Ousainou Darboe muta e bambam adu nga duwa e sima ya bala anin jata kende ya Ousainou Darboe alama jam falala nin Ousainou ta keri nu nyin Gambia banko kan wallahi sanatara Mamadou Sabal kan même fo kerewolu wala Gambia wafi mol mel be ko Ousainou Darboe sifa mbe wala ni o man soto nyin Gambia banko kan sanatara Gambia wafita mol mel be ko Ousainou Darboe nin alama wol sabati ndi nyin banko kan ala e sima ndi nyin banko kan sanatara Gambia wafita oto Gambia dum se ala tentude nga alfa soto nyato nga mo soto nyato membe ko Ousainou Darboe ay nyin banko kanu ay Gambia la je Gambia la yurwa ko ala tawolela ay bala fa soto banku dingole oto Ousainou Darboe mu Gambia e lulu woleti barinta ka fo ne Ousainou Darboe mu Gambia e tanwoleti hani korda ka tanwo sotol ni lafta korda e tanka korda ka tanwo sotole Gambia as a country ala tanwo mu Ousainou Darboe ala tanwo mu Ousainou Darboe oda wala asabu ndol yudi pinkol nga nyaton ko men sodan si waswala adun se duwa sima bala anin jata kende ya because na lida ni ala nyaton kaya wallahi Gambia bele ba je kan ko nyaton ka kendolem ada daji ko men sodo daji ka sahaya ringolemu adunga buka mo jamfa ala kolu tilinta bake ay bala fa sodo ay molu kanu ay molu kalamuta akadiamu nyimbanko la yurwa kola kol men yala be lari molu kan akadiamu banko la duwa fanala akadiamu security la karola nyanto men sodola akadiamu jaralo la bundala agriculture la bundala karango la bundala fengo feite alon mecho la karo nyimbanko kan abe yurwa no la nyadi ndolla UDP nyato ko kawale adu akadiamu kaje ko Gambia be ke kilinti Gambian kolu alinga ke kilinti nga nyomuta because Ousainou Darboe ya jela ko Gambia is one nation one people Ousainou Darboe nyinaje Ousainou ya jela ko ndol Gambia be mu ba kilin fa kilinati odon ndol Gambia di won nyanta denna nyolale nga nyo fasa but to protect the integrity of this country wo fana mun tol kam Gambianol kan dunolet Gambianol kan dunolet na banko pour ka tankan wota koyta Gambia bela hali men yalon koy be Adama Barrow bi akoytema ala kunu interview ibe sonda ko Adama Barrow manke moti mosila menna mosi jiko soto menna pour kanyim banko diala kotake amanke o moti because kunu momo yalon koy mu Gambia dingoti imaluta bake momo yalon koy mu Gambia dingoti wallahi jikila teita completely Adama Barrow la karola fente ay kuma kangol menu bonda da kono ay fo banko nyaton ko so wala asabu nga information soto ka foko ate Adama Barrow ko sama mina jumo salla sere kunda wa juma saloni lafta fendim folali odol de Gambia dingol menu ben jube kan ani menu ben la moy kan na WhatsApp formol Adama Barrow lotala ko ay youth movement nakala tuda youth movement President Barrow Youth for National Development atela afode akoye project all sikiole adu lafta ka jaman taworo am I right jaman taworo lafta ka ole lo nyim banko kan atela adu biraba fola moma liyo dunga da jaman taworo alafta ka ole lo nyim banko ka atela promise ode bar Gambia di woni silang wa President Barrow Youth for National Development mobu ka moy nyim banko kan wala ya sabu Adama Barrow la jamfabe kena senu waleto mobu ka President Barrow Youth for National Development mobu ko moy kotake nyim banko kan because sai NPP lebe foka NPP wala ka obu ka fo kobek
akakara juma salola dame mu Serekunda, the people of Serekunda, the people of KMC ala fonye bang President Barrow be sanyi lulo le kono ala mansayato ala fen kilim fo bang KMC kono al fen kilim fo bang Serekunda kono President Barrow e benke bira sida mansayala nim santem fen killing, just fen killing. Momo ben jube ka yalon ko Serekunda bi ngola mut KMC ko le mut fen killing fodoro fen killing just one isa fono men ko President Barrow ni ke KMC kono nyanta wasula la men aman soto ni jama me akabitaje salol ay ni jama bula promise lel kono ko ala youth movement ibe jaman taworo men lola ni Serekunda jama be tarla wolle kono alta Serekunda jama to bang membe Serekunda marché dala alta le jama la al halo jube bang alta jama mos committee membe je aliye ni ka fo Barrow nana pentur poto faw seyene bang ali ni ka ana mananke so munebe jarala the people of KM munebe jarala the people of Serekunda koy be fintila ka Barrow welcome munebe jarala wala ya sabu mba fola mole ko sama jumo moliyete la hajo la comment même fali ni ya hajo soto men kumayata tete take wala kumata yete la hajo ke hajo me alonko wala kumayata dan e ka fo e ko President Barrow le mina juma salol akana jumo dame ate fon ila youth movement ko jaman taworo e be mellol Serekunda jamo nyanta tara wolle kon sanji lulu nyina mo bu ka femmoy o youth movement o koto kodake wota kere woto KMC Barrow man fenna ke jam definitely nothing absolutely me election yale nga ko indi nyoma me be kere adu nga KMC ko la hidile ay la hido dile ko abe munekela KMC abe munekela Serekunda nkole bara ay muneke nothing absolutely nothing ama fennake so wala asabu gambe dingul mbenyi tandila la ko hanibi mbita kan nyame mbenyi election ya kono nyame barola daji kolbe nyame ndol gambe dingul be karankan mbaje kan bari ngalo ne ko silan momo be Adama Barrow koto du kare tare bojede momo ya lonko Adama Barrow miro wala be ta bulu boje because Barrow ya koindila ala jikoto ala daji koto ala diamu nyato ala tali lalito ake baroto ala fengo beto aya itandin tollale ko amanke mara lati atanyin Gambia banko samba nola ko le ambe Gambia nol kam barota borawti because ama londo soto ama miro soto ama fero soto ama tamandir nya soto Barrow ma nyimbe soto so o kamala Gambia dingolu karte fayos karinan lulun jam wala mu election Barrow ngaw bondi line auto wo bota jele feren bari mbe men folalie UDP as a political party ngamen kenyim banko kan you cannot compare us to any political party. You cannot compare us to any political party. From the inception nga fole mol kanyininka bri UDP lot ay muna keno Gambia dingolam ko in the Second Republic that was in 1997 after the 1996 presidential election UDP the first political party pour ka rice mailing machine ol nati nyim banko kan UDP lea through our those MPs many be the likes of Kemesen Jammeh. The likes of Kemesen Jammeh. UDP fana Gambia din Jamal beje men yalan koy buka loyal sikiono e faye ila ye problem ol soto during the dictatorship time e buka loyal fan jono UDP ka loyal joye nyin kamala loyal ye loye because semben tan lel mut UDP meta o kala jamale jande
adu UDP sponsored so many Gambians men yalon ko bi ibe place ballel marakan alata ko la UDP le wol kejam fen jamal ñun ku dantan le me yalon ko early in the 90s UDP benin sifal ke kanjam wala ya sabu nyanta katala bake ndol Gambia ni ngol nga nyomuta ngaje ko mbenga bula United Democratic Party no mbenga bula the leadership of UDP no because B Gambia di ngol jiko soto UDP let and the vast majority of Gambians a bebe lari UDP le kam because muna kena UDP la tamandirole Gambia di ngol nyafa wala Gambia di ngol nyaw bo mobile nga wax tuuti especially Serekunda. waa asalaamaaleykum waa jërëjëf honorable daanaka wax nga lépp ndax képp koo xam ne rek yaa ñoo topp ci programme bi dëgg xam nga rek ne li président bi def démba nekk na jéye bu rëy boo xam ne amul benn leader boo xam ne si àdduna si di nga toog pour am li nga xam ne mooy interview mbala press briefing pour sa population ngay wax sot woot su mel ni li mu wax démba dafa nekk li nga xam ne daanaka man bi ma koo xool dama ne kii dafa mel ni ku tàggoo ak sagoom ndax loolu soo seetloo nga gis ne lii la bu ci nekk da nga war nekk ki nga xam ne yow da nga war a nekk exemple ci société bi dafa am ay jikko yoo xam ne dafa war a nekk ci yow mu nekk jikko yoo xam ne dafa war a nekk ay royukaay nit ñi dañ ko war a roy ci yow da nga war a nekk nit koo xam ne nit ku mat nga comme honorable ni mu ko waxee si ki nga xam ne mooy Laye Ousainou Darboe nit koo xam ne la nit ku mat la ci leadership kooku kenn du ko compare ak ki nga xam ne mooy Adama Barrow ndax démb foog naa leer na Gambie yëpp ne dëgg kii nekk na nit koo xam ne nekkul nit ku mat xelam sax si boppam mutut ndax yow doo nekkal leader ba pare media bi toog nga leen di wax ay wax yu ñàkk a fayda yoo xam ne yow képp koo xam ne even sa doom su ko nekkoon ne waxoon na ko sax danga koo jàpp yóbbu ko tànka ne dafa dof man suma doom bu toogoon di wax façon noonu seen yooyu noonu dama koy yóbbu tànka ne kii dof na ñu faj ko mu wér moom mu nekk leader ñu jël ko teg ko ci boppi réew mi mu toog di wax jikko yu nonsense di léeboon lu pee moom su fekkee loolu moom bi mu ko def moom moo kan a ko doon def journaliste loolu lañ ko waroon a laaj yow yaa kan la woon ndax yow kenn na la woon ba pare sax dama ne moo nekk lim ci loolu laay ñëw journaliste yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dañ war a tëdd tànn ci biir journaliste yooyu noonu ethics of journalist dafa am journalisme dafa am yoon nekkut ne dangaa jékki-jékki rek su ma waa ji téye saa ay microphone rek su ma dem taaj rek di lifin déedéet foog mu nekk loo xam ne danga ko jànga am ci këyit nga xam li nga war a wax ak li nga war a bàyyi ndax ñëw ñi nga waxal population bi la te population bi ñoom li ñu leen di wax dafa important ci ñoom sakatuma leader ñu nekk si nawet nga war a toog wax béykat yi solution si nga xam ne yooyu la sa nguur am ak matuwaay yi nga xam ne moom lañ war a jël pour jàppale li nga xam ne moo nekk béykat yi pour su ko defee nawet bi mën a naat foog naa yooyu moo nekkoon li nga xam ne moom la nit ñi doon expect ci moom waaye moo xut loolu mu ñëw di léeboon di luppeen di wax yi nga xam ne dëgg waxi disrespect la wax boo xam ne dëgg loolu nit ku nga xam ne sa xel mat na doo toog sax ak sa njaboot di leen wax loolu sakatuma nga teg réew mi yëpp di leen ko wax ba tey ñu jël loolu di ko wax ci news mu nekk wax yoo xam ne wax yu ñàkk a fayda la yoo xam ne ni dëgg lii da du mel noonu lii leer na Gambie yëpp ne ci élection yi lañ nekk leer na Gambie ne dëgg kii buñ ko naree jëlaat réew mi teg ko ca loxoom mooy raw li nga xam ne loolu moo romba
ndax kuy dem ba naan jël dañ jël néew jël ay téere di ko def ci ron boppam su li ay néew ku mun a toog di wax loolu réew mi kooku bu ñu la joxee réew mi saa waa ji di nga mun a def lu ëpp loolu bon Gambia nañ leen seetaat suñ bopp bu baax a baax a baax a baax a baax comme li honorable wax képp koo xam ne yaa ngeen laaj réew mi si jamono juñ toll nii ñu ngi ubbi suñ bët yi di la xool di seet ban façon nga doomu aadama ban façon nga nit nga lan mooy sa jikko ban respect nga am sooy waxaat nit ñi ban respect nga leen jox sa kàddu yi naka nga ko sàmmee naka nga ko respecté waaw loolu ñu ngi ko xool bu baax a baax a baax a baax a baax te soo gisee ñu ko xool mooy 2016 li nga xam ne foofu lañ jógee ak yaakaar bu tas bi nga xam ne moom la réew mi am yaakaar boobu fi mu nekk nii foog ñu xool bu baax ndax yaakaar boobu si kenn rek lañ ko gis muy Laye Ousainou Darboe waaw ndax moom fa mu taxawoon démba ba léegi foofu la taxaw moo nekk lan respect na doomi réew mi bugg na réew mi taxawu na réew mi te loolu moom kenn du ko werante cin si First Republic bi ba léegi ci épisode bële waxoon naa ko ne amul benn leader boo xam ne di nga ko tolaale ak Laye Ousainou Darboe si leadership qualities amut ci jànga ci xam-xam ci mun a yóbbu réew mi ci xam li moo def parti bi nga xam ne mooy parti UDP bu amutoon ci réew mi comme ni nga ko waxee rek réew mi suuf na ni kon jaay nañ réew mi ni kon dañ ko jaay bi ko duñ am kuñ ragal lu leen neex la ñoo def ndax buñ mënee jël ñaata million dugal ko ci constitution bi ba pare jël ko kik ko di célébrer ba ñooñu amul dara lu ñoo ragal te bu taxutoon ak UDP ñu jël ko dugalaat ko UDP bañ na loolu du fi am da leen ko jël kik ko ba pare jël ko ne da ngeen ko dugalaat du am tey du am suba bon si soo leen seetloo di ngeen xam ne UDP fi ñu mun a yóbbu Gambia fi ñu mun a taxawu Gambia ak li nga xam ne loolu lañ am pour réew mi pour développer ko yóbbu ko ci kanam amul benn parti boo xam ne am na ko fii ci réew mi loolu dañ ko war a xam as Gambians te ki nga xam ne mooy Adama Barrow dañ ko war a jël tegee ko boor isolate ko because leadership qualities la waaw leadership qualities la te qualities yi nga xam ne moom lañ gis ci moom ëllëg bu ndongo yi demee di def nonsense yooyu noonu moom moo ko encourage because moom moo ko wax waaw loolu bu amee bon dañoo ne moom ñooñu duñ leen def dara because moom ci boppam fi mu nekkal nii ñu ngi ko bàyyi mu ngi free wax ji ko nonsense yooyu ba pare ñu bàyyi ko mu free waaw bu ndongo yi ëllëg ñu demee def loolu moom ban kàddu la see mun a am pour wax as a leader ñuy wax nag mu tegaat si ne ëllëg dafa dem Serekunda jullee ji fa jumaa gannaaw bi waxee yooyu noonu ba pare su fekkoon ni kuy rus doo mun a taxaw sax pour nga war a taxaw janoo ak imaam janoo ak li nga xam ne ñoo nekk jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi pour ne yow da ngaa sax fu wanteeg ñoom gannaaw bi mu waxee noonu seen sam yooyu noonu ba pare ku ci imagine te am na li nga xam ne digga woon na ko fii waaw si youth development am bi nga xam ne boobu la fi taxawaloon te loolu comme ni ko si di waxee rek léegi kenn du ko dégga te dañ waxoon ne am nañ foon waaw 60 juma dinañ ko fi tabax 60 juma 60 dinañ ko tabax waaw waxoon nañ ko fii nii ban juma ak ban juma lañ fi tabax ana fonds yooyu noonu ana fonds si soo bari na li nga xam ne digg na ko fii te defu ko bi mu toogee ak léegi Serekunda lan la fa def ñun doomi Serekunda ñun lan lañ mun a bàkkoo ne lii président Barrow moo ko fi def amut ëllëg mu ne moom dafaa jógee naka State House ne dafaa ñëw jullee ji Serekunda mosque ban njëriñ la waaw ban njëriñ la ñoo amal ñun waaw pour ne gis na ne daf na noon seen sam yooyu bu ko ne pour mu romba bu ko marché bi nit ñi di ko ekkati loxo mu ne am na popularité xanaa seen nga soo lii moo nekk li nga xam ne loolu bugga nañ pour ñu wax ko waa Serekunda wax ko doomi réew mi ñu xam ne leadership quality la sa leader bu defee yi nga xam ne nekkul jaaduwut bu rombee dumayu ko wan ko ne li nga def jaaduwut
su ëllëg sibiree bu ko journaliste yi feesee dina wax ju leer wax lu tegu ci yoon waaw waaye su fekkee ne ëllëg génn na nit ñi yëpp génn wan ko ne ko yow yaay buur yaay bu mu yu nekk ne yow la di ko ekkati loxo kat di ko lifin mu dem ci jumaa ji naka la turaati kalifa yi nekk foofu ci jumaa ji maa ngi leen di ñaax di leen woon bu ëllëgee li nga xam ne loolu la def wax leen ko nañ bàyyi buur yi nga xam ne ci président si nga xam ne dañ leen di jël def leen buur te jumaa ji dafa bokk si promise am yoo xam ne def ko tabax waaw te c'est ci 60 jumaa ma ne yooyu peinture sax peinture ko comme ni nga ko waxee amul peinture boo xam ne jumaa bi biñ koo laas peinture aji ñi ma ndong moo génnee xaalis jox ko jumaa ji laas peinture am maa ngi ko remember xam nañ ñoom ñu mel ne ay Alaaji Ali Mbay bu ak Ali Mbay bu Gambaxal ñoom ñoo dee génnee xaalis si jumaa ji waaye moom dafa promise waa Serekunda ñu ne si youth movement am bi léegi kenn du dégga youth movement bi kenn du ko dégga youth movement am te mu ne am na funds pour sampa 60 juma ma ne sampu dara la sampa te mooy président Barrow tax yaakaar rek la mun ma ne li ñoo wax mooy ñun doomi Gambia caaxaan faxe comme ni ko séeréer yi waxee waaw su ma mbokki séeréer yi ñu ne caaxaan faxe ndax dañ nekk si élection iya comme que élection iya lañ nekk nag kenn du ñëw di nelewee suñ bët yi di ñu nax weesu na pour ñu ñëw di ñu nax comme niñ ko waxee never again ku ñëw mu la or na ne kii nekkul waaja dañ ko tegee fële ne ko doo waaja waaw loolu laa amoon pour wax leeral ko ñun ñëpp ñu xamee ko noonu xam ne jamono weesu na fu ñoo naxee doomi Gambia waaw thank you so much honorable comme ay même fo president Barrow la poto ngamira ndeysaan Gambia dingolum be karankana hanbi bari mbe ala danna tonya moliye men suute ala karola mo kotendol fana be o suute mo be president Barrow jiko suute alama ale o koni aya dundi be sondo mo kono comme modol yaaje nyame because mole mat me alonko definitely it is very sad pour kaje ko ye fam wasu o ye kontan ka foko atala mu nyimbanko nyaton kot comme ngamen fo amanyato ajikol to adiamu nyal to akuke ngame journalisol men be nyimbanko kan nga wallal expect ko ni president nyanda silal adu ayol fam promise le nun ko monthly press briefing abe kala wala kala ni journalist duy am sa loolu duy am bàyyi na ko ci jàgga o buka soto say sa kamu dako pu jamal lebe ker men yalan ko abu kala nyim banko kan wala asabu na next fan na minamen na wala mu the Lord Mayor of KMC Talib Ahmed Bensouda Talib Bensouda ndamen kan yamal yeteng man akki Msambu Talib la manifesto ala 5-point plan for KMC. The 5-point agenda of KMC. Ndada radio to nga diamu je manda wala nga diamu on all the social media platforms. Bari Talib moli se kudandam sude Talib la karola. Mole mati me alonko akuluta bake. Mole mati me alonko ay horomo soto ay bunya soto. Adu mole mati me alon ko ka alpha kamo batu Talib Ahmed Bensouda wala asabu ntol menu jatang we are politicians, we are young politicians in the political field bare ni aje hani KMC ni data je ni nyini ka fo membe konte kana KMC le ba fo le control bu ko je jam because munekata KMC bring Talib Ahmed Bensouda Jemaro that ntolngame yitandala as UDP from the leadership wala munyinti ko ibe damen jemu KMC le tat ari ibe damen KMC mo le tam woto bi ni nyanta do ko kele nyanta kala KMC ko lele adu kuma kan Talib ya mo lele adu Talib Ahmed Bensouda be baraka wala Talibe baraka wala de mais miranu previously ibu kata Johnson to jay mambali to tara jurumaringe especially nyin samal kon ikatara environment o be nyame al halo manyinya
mais miranum ba kote dom side la ni be tambila je hanni be moto la kono fo bu kasiloje fenta fo sisio ali ka tonya fo nyoy fenta fo sisio dama dindi njelle men yalon koy be o surrounding wol men be asthmatic e be kata asthmatic patient dindi njelle me yalon ko ba kote and its surrounding dindi njelle beje altaleta UNICEF aleta report on jube dindi njelle beje men yalon ko wadindi wol be asmale develop because of CC jawol menu kabo ba kote dom side adu ngalon ko dunia bankol kan femmaro man kolea me wesi me mbalito si femmane do man kolea me mbalito si bar Talib Ahmed Bensouda ala nyaton kaya ko da nala council kendolu briya mbalit project dati jang KMC Sénégal de KMC kunumana bima wa musawni bankoleti way wa musawni bankoleti ngada Marcel to nun to Marcel al halol be nyame Marcel la kamolo al halol be nyame Marcelu al halol be nyame anim bi sawni bankole moti way ngalon ne wodon na kansulolu anin na lord mayor ba Bria leadership mantulta in KM wallahi ya katabat ya kadalle na local government authority soli men kada ni central government yo kembe kudo la fola ñil men yalla ko ka membe toto ten men kada KMC ku Sénégal ngolam adu lord mayor men ke press conference oto ku Sénégal ngolam ay men bonda la press statement oto I journalist all commandi. I invite for Q&A, that is question and answer. Momo ya lon ko fem fe jahal ya nyini ka senandi. I men ko wolam de. Oto wala ya sabun dol UDP. We don't entertain corruption and corrupt practices. Of course, Talib learned it from UDP. Talib ya karandame ko corruption o mu kujaw baleti ko corruption o man beteya. Talibi ya karandame wala mu UDP because UDP la leader so le afaye UDP la leadership la yamari ka faye ko kana some corruption la because ngalon ko KMC previously KMC was a political bureau wala beje mol beje le men yalon ko they were staffs and they were not coming to work barika jo previously janni Talib nyol kana mba fala in the second republic mbenga lon ne KMC be nu nyame mbalit moto jelle be jang molu be ya molu batata mbalit ko la janne mbalit ko e molu tora janne mbalit o e molu jihadi janne molu ngalo ne be al halol men kono nu marché kono compare to now ali nga jube nyofe adu femmaro man kolea me west production femmaro man kolea me mbalito si bankol kan femmaro man kolea me mbalito si femmaro man kolea me mbalito si mol men yalan ko e ben jube kam e be advance world so let e be country le do country men yalan ko advance country le ali nyinin kam mbalito la ko kenyal ya fali ali nyinin kam mbalito la ko la local authority sol local government authority sol men be o banko kan e kamune na fuli sifal dun mbalito la fanal because mbalito be Sénégal la fanal ni lafta jata kende a kendola fonna dandangol se Sénégal fonna mbalito se control and wo control mechanism na jala ko Talib Ahmed Bensouda anala able councilor ye wala nat KMC as an institution ko be tama kanje nyame ngalon ko transparency lebeje and accountability wala ya sabu nyin ko men keda fasi finti doro moden do la lord meo nondi nola de adu memo ko ba nondi le telebe nola momo ko be Talib Bensouda nondi le telebe nola adu momo e ferole sita kan pour ka nondi telebe nola but not Talib because Talib is trained to be transparent. Talib is trained to be service oriented to the people of KM. So more salo onyam wala ya sabu advice women kan diala
ya maromen ka diala ka tala ka moy ka deko serve for the interest of the people of KM sinkolu ila duno momenti yenyu wolela woto ila duno nyin atamandi assemblée ko KM sinkol be la fringala nyame anum talimbe wole tamandi kam corruption should not be entertained anywhere to any institutions adu ngalon ko nali local government authority ni I men manifest is a clear indication titan the Gambia dingol bela ko UDP is a credible political party titan la ko UDP lafta ku koyola ani ku senuma because membe je nyaton kayala memu Talib Ahmed Bensouda ko menu keda ñe moyle press briefing ni leader press briefing do ay mewmen fo menu be suffering kayto bala ko menu tamada evidence sol menu beje ay bele tan what next adu ku hapunda men kumata je wala mu evidence te ka ku ko yo fintin kay tandi molla wala kumata je woto talibi e menke ay silola ke me alonko leadership quality of a leader ilaftela institutional beteyandila this is exactly what you do and the councillors mbe councillor fanal tentulambe jayla anu mbaytandilela ko we stand with them 100% mbaytandilela ko mbe koma sama during the campaign loteyene adu ngaitandi Gambia di ngolale ko they will fulfill the promises now itandi Gambia di ngolale and we are on that trend. Of course we are on that trend. KMC is doing a lot for the people of KM. KMC is providing a services to the people of KM. Wala be caring KMC banko kanjang nga sudela na Marcel to nga sudela na street also how many dump sites all many alon ko e kanyamol fayje adu nyama fay dinkral man correct KMC e damenu close ni KMC kono atabana nga fondro ku jamal beje meni alon ko bebe maborin KMC e be fintin KMC e ku jama bala kejam how many public taps all many a pompol meni alon ko nyim bantala pompol lem KMC e men connect wodol to jam wod jumale be nyim in KMC kono wodo me alon kabilo me alon ko be nyim KMC kono KMC la yurwa ko man futa dame a word Kiliman Soto. All the councillors can attest to that. Councillor, they all can attest to that. Ko KMC ka budget or Londile Purula Wodole, Kajakola Wodol be Yuruala Nyame. What KMC is doing a lot, the council is doing a lot for the KMC as a municipality. What are you men finti that? Lord Mayor is step mentor. I simfanyale me alonko is in the right direction. Simfanyale me alonko Gambia di ngoli ya kanu ya tentu ya jai anu kaitanda la ko we are with him 100%. Kaitanda la ko mba koma sama I bambang I do po beteyandi and let him say zero tolerance to corruption in KMC. I know kan mba fasala mba febi touche the caring and you momo nada in any aspect of media you just come nga folen tol you dipin call ni ajen ka hanin ka finti media don ka diam tonya keso wole bembul ni ajen ka hanin media diam wala tonya la ka tarambul tonya wala ka taramol bul tonya keson ka lori wala asabu nka hani media diamula talib la kota nga ku jamale lonje adu nga komel lonje ku senolem talib lafta ku senolela ada lafta do ku senolela Talib Ahmed Bensouda be wala nyam because that's exactly how he trained, that's exactly how he nurtured, that's exactly how he advised. Talib be wala nyam oto menu kafo nsinanga na nga jube
Gambia dingol fengo feng yalong abe kala koylal meta advocate lale transparency and accountability bari ngana central government la karol the first $35 million question the first $35 million mentata FAB account first ladies la account on that one has never been accounted for and never been investigated. The fertilizer scandal at the Ministry of Agriculture, Femambo Jabatoy, Kesemambo Jabatoy, Moman Femoy. Paul Lamankeja. The issue at Nawek, how many millions lost at Nawek? The communication sector, Kujamal Lekedajam, the GRA, the money that is intercepted from GRA to Central Bank, Munabe Keri. The COVID-19 fund, Munabe Keri. The land scandals at the Ministry of Local Government and Lands. You be able to me alonko. Corruption, kadang corruption, serious corruption. Many alonko wale jawyata coronavirus found. Membe tamakan central government. But wabukafo. Because muna kena jalo singobe lorim foran okan. Wow, jawelbi. Mungi am banta siron tankam jalo singobe lorin foran okan corruption, serious corruption membe central government barabu kafo serious corruption jalo singobe foran okan serious corruption abe central government abu kafo ngamira Ministry of Health alota National Assembly nyatili wala kafoko ala ministry is the most corrupt ministry walume wofara ni ayatara nunko transparency ni accountability be central government kono wala nga bulo chodi momola police wol nyanda wol be arrest lale and investigated wala nyanda kala bari taw moyla bon ba fala Talib Ahmed Bensouda baraka yenyi stepo menta ba fala Talib Ahmed Bensouda and the councillors ba fala ala baraka for the first time in the history of the Gambia in the history of the Gambia and in the history of KM because ngalonde ko previously, billions were lost in KM. Previously, that was in the Second Republic. But Mobuka Ofojang, because KMC was a political bureau, we all knew. It was a gathering point for APRC and the militants. That is the hard fact. That's the hard fact. But Talib Bensouda Biranata, KMC as an institution, a transformational menu keje. Wallahi it is very clear to all of us. Although Talib need to be commended and the councillors because of the wonderful job that they are doing at the council in all sectors. Hani police will be KMC. Our life improves because of the leadership of Talib Ahmed Bensouda. Those that are working there, they know very well, even the cleaners, they know very well that ila life improves Talib because of the leadership of Talib Ahmed Bensouda. Then I know Talib very well that he will never allow and he will never entertain corruption at KMC. Because Talib is not trained for that. And he is not advised for that. So he will never allow that. So wale asabu, Talib believes in transparency and accountability. Wadali lo asabu, melketa KMC in his absence, Biranata, I detect, I press conference or commandi, I meeting all commandi, I said all sotala, I evidence all sotala kualula, alankelamata Gambia Bay along. Talib need to be commended for that. That's how a leader is supposed to be if you want to fight for the corruption. But Omantra central government, Namasa Kunda, Kuomembeo, Meemira, First Lady la account order, $35 million. For Minister of Finance ko ha tonyalem kodo nyine silale adunda je nyali amang kiskis momang kibare moy agriculture when Oje was a minister under the palm secretary Mr. Jallo Asan Balde, I don't know, Asan Jallo, still working. You know Still there. that fertilizer scandal, nothing comes out of it. Munakena, you go to the land ministry, full of corruptions. Ministry of Lands, Local Government and Lands.
is the most corrupt ministry in this country as at now, as we are speaking. Munaba Keri, go to the Ministry of Finance. One of the most corrupt ministry in this country. Ni ministry will be Ali Jubedron. Corruption obedula beleto. The health, Ministry of Health. The Minister of Health kalo Parliament nyati to kafoko. Ministry of Fisheries. Thank you. Yes, fisheries. Ministry of Forestry. Ministry of Fisheries. Forestry and the Environment. Because all those ministers that we are talking about, they all build mansions. Within a shortest period of time. Wale asabu independent audit all meniana ko ikabona mbanta ka Gambia la call audit. Iko Barola Masakunda is the most corrupt government so far. Because munabe keri corruption obe tama kanne Baro as a president abe daring because of munakeda at a fango singole be fora okan. Yes, is the chief corrupter. Mbafala wala nyam. Because corruption obe la Masakunda kona. Ike bulo point mo la meni alanko. Ibe corrupt practices o lel kekan. You leave them to be in the government. Mbe muna fole da nyadon ko la court. Ibe corruption o men bela itele be dunka kono. Ibe corruption o men tamakan itele be bambandi kanje because muna kena corruption ko men be tamakan ini be dendingala. That's what we will say. Mbafala wala nyama. That's what we will say. Nobody is being prosecuted in this government because of corruption. Amansodo. Wala asabu ngo Gambia di ngole ko tango dat be election ya la kono. Ni election ya. Ni ma koy ku jamale la. Karna ndoro waltuta je karnu njanga dum election o kono. Ni mbem kuleti me ni be tandi mol. Fisheries fana signing contracts. You sign contracts. You went to the National Assembly. Itata dibita ul nyati lon ka foye ko ha nga contract ko sign bari nga sign nyame amanta silolu ani loi amanta. Walu o minister nyanda resign nal. But he is still the minister. Hani sign atele minister. O corruption sifal, those rampant corruptions are happening. Those rampant corruptions are in the central government and nobody is talking about that. Billions are going. Me alon ko Gambia di ngol la fanko lem. Gambia di ngol la nafulo lem. Billions are going. Only few people are benefiting from this money. Gambia di ngol be batari. Al kon kana fo mba folale. Nga falindiro ka dalilo la kan 2016. Nga falina to have a better Gambia. Nga falina to have a good leadership. Nga falina for the life and livelihoods of the citizenry to improve. But maoje jiklateo keta moje. So we need change. Falindiron lafta walel. And we have to change the leadership of this country come 4th of December. Istanbul. Jërëjëf Sidi foog naa loolu leer na bu baax a baax ndax foog naa ku xam KMC démba nga gis KMC tey gis transformation bi nga xam ne daanaka moo nekk KMC ci leadership bi Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda ñun saa yu nekk rek dañoo wax ne dañu kontaan trop rëccu wuñ liñ ko doon fale foofu ci KMC waaw musuñ ko rëccu si benn yoon saa yu nekk rek ñu ngi wane suñ kontaan ci loolu gën cee bëgg ci tànk yi nga xam ne yooyu la nekk di jël ci naka la transformer li nga xam ne moo nekk municipalité boobu waaw ndax ku ko xam ci Second Republic gis ni nga xam ne noonu la meloon ñuy fay togg ay mbana añak su ma waaye def fa ay ndajakaay politique su ma waaje xaalis bi ñuy koy pasaree loolu noonu yëpp amuñ benn développement fii ci KMC loolu yëpp gis nañ ko fi waaw mbalit yi su ma waaye ñuy koy jal si boppi koñ yi pax yi di fata su ma waaji ngay gis flotte bi loolu yëpp di am fii ci KMC waaw moto mbalit bu la rombee kenn du mun a nokki nga ñoom nga dem si doom side bi nga gis ne xale yi nga xam ne dañ daan jëkka jóge seen kër yi fo ci doom side bi ñu bari dañ daan des ci li nga xam ne moo nekk ndox yi daan nekk foofu ñaata xale ñoo dee ci doom side bi ak ñaata xale ñoom ñoo am asma
ngir affaire yi doom side bi ak SOS bi nga xam ne dafa jegeñ doom side bi naka la ko affecté xale yi nekk foofu su ñoo tëddal dañoo jël ay morto foto ko seen bunta yi pour bañ li fi naka la taat saxaar bi ñëw dugg seen néeg yi nga gis tey ci leadership bi Talib Ahmed Bensouda moto mbalit dina la romba taxi topp si gannaawam dara du la xeeñ waaw nga gis moto bu deseen boo xam ne nii mu ordonné digga ñu ngi si 21st century bi moto bi romba la nga compare ko ak samba tali yi nga xam ne daf la daan romba ku nekk tër ba kanam du mun a nokki nga ñëw si marché yi kama yu nekk nga ñëw si biir marché Serekunda ak yeneen marché yi wër fii nga xam ne ni Latrikunda ak yeneen marché yi wër KMC mbalit bi nga xam ne dañ ko naan si diggi marché bi la nekk foofu la ñoo tuuree mbalit foofu soo fa demee léegi Bensouda estate la ko gars yi di oyee because daf ko génnee ba pare suma waa ji tabax fa leneen loo xam ne nii mooy loolu ñaata kantin dafa def waaw nga seet si parks yi tamit football parks yi yaa ngi gis waaw ñu jógee si loolu noonu mu def fa li nga xam ne mooy bohol bohol cher def fa ay CCTV kañ nga gëj a dégg marché Serekunda sàcca leeral marché bi yëpp waaw ñu jógee foofu noonu nga ñëw ci fiil si nga xam ne ñoo nekk fi Serekunda fii even bu fa zone bi sax fi mu nekk contracteur bi ñu ngee fii ñu ngee fence li nga xam ne moo nekk bu fa zone bi ak yeneen street light waaw street light si nga xam ne councilor bi ci nekk woodam fi mu nekk nii boo fa duggee dafa leer because ñoom ñëpp ñu ngi am street light projects street light projects yooyu dañ ko extend sax ba extend ko si cemetery si lighting ko loolu si leadership bi ki nga xam ne mooy nekk Talib Ahmed Bensouda nga jógee ci loolu come to the public tax nga ñëw si public tax si nga xam ne ñoo nekk biir KMC yooyu yëpp dañ ko génne woon fi mu nekk nii soo demee public tax yi am na yu bëri yi nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi dox nga ñëw si councilor si amul benn councilor bi nga xam ne dina dama fàtte yooyu waaw arias yoo xam ne street light si daal street light si nga xam ne moo nekk arias si te yooyu street light yi yooyu campaign promise central government la waaw waaye council yi ñoo ko fay waa ñoom ñoo fayoon arias street light yi yu nekk KM waaw nga seet moto mbalit yi nga xam ne sax moom lañ indi woon ak naka lañ si central government def ñaata million lañ ci fay lépp rek pour kale booy bi développement ak transformation bi nga xam ne bu nga na ko def biir KMC gis nga lim def KMC soo ko xayma mun nañoo toog fii di ko wax te du jeex comme ni ko si di waxee rek 5 point plan sam yi waxoon noonu ñu jóg campaign ko pour make sure ne Talib Ahmed Bensouda because he was the best candidate out of those candidates tey maa ngi dégg naka Moustapha Touré mu ngi wax Star FM li moo wax xamu ko ne dafa sabotage ne la moo tax ñu fence li nga xam ne mooy doom side bi foog nga ne doomi KMC bu baax dina toog di sabotage ne la moo tax ñu fence doom side bi ak doom side bi ni mu meloon ak ni mu meloon léegi fi mu nekk ni biir doom side bi sax soo fa duggee dañ ko xaaj into zones time boobu dañoo dugg rek ci may léegi moto yi dañ fa dee duuta waaye léegi dañ ko xaaj into zones dangaa ñëw zone 1 zone 2 zone 3 ku nekk nga mun a xam naka ngaa def yaa ngi gis waaw because ñu ngi plan pour def ko a landfill te affaire yi doom side li ngay wax ni dama fàtte si yooyu Lord Mayor yàgg na wax si councilor si ak press conference yu mu am yëpp mu ne toppa nañ ministry of lands pour ministry bi jox ko laan yoo xam ne dinañ ko def doom side yu toxal doom side bi waaye ba léegi defuñ ko yes te am na projet yu bari yoo xam ne KMC dafa war a def projet yooyu mënu koo def ñu pass ko to the ministry of lands waaw ñu teg seen tànka si projets yooyu waaw ak seen subvention si ñu leen war a jox bëgguñ projets yooyu dox waaw projets yu bari la municipality bi indi si leadership bi Bensouda local government bañ ko approve bañ ba tëdd si suuf nga gis seen subvention si nga xam ne dañ leen ko war a jox municipality si
claim nañ ko ba sonna joxuñ leen ko te terewul fi mu nekk KMC nga wër KMC nga xam KMC démba nga xam KMC tey balit du taxaw fenn dëkk baa ngi set wecc waaw checks and balances no to corruption si biir municipality waaw waaye li nga xam ne moo xew nii mu nekk loo xam ne ñoom dañ fogoon ne mun nañoo def leen neex rek boy bi du ko yëg waaw fekk nax nañ seen bopp boy of smartness waaw because ñoom xamuñ boy of smartness la biñ gisee ne saa yee dem na Freetown rek waaw ñu ne comme li gars yi di Bob Marley wax when the cats away the rat will play waaw xam nga rek ñu gaawalantu bu ko dugal seen pion waaye bi mu ñëwee bañ ko tegal affaire yi si taabulam waaw mu ne jaarul si yoon waaw mu ne leen lii jaarul si yoon waaw the same time te bugga la leen make sure waaw mu contact banque bi paiement si nga xam ne yooyu la gars yi def mu cancel ko waaw cancel paiement si oo cancel si gars yi toog waxtaan dina ne ko oo CEO bi to book mu ñëw toog oo directeur si oo directeur si waaw ñoom ñëpp ñu ñëw confirm ne dëgga waaw ñoom ñooñu juum nañ mistake nañ dëgga liñ def teguwut si yoon dañu apologize waaw mu ne leen nag lii dëgga la apologize ngeen waaye nag dafa nekk loo xam ne dinañ form a committee buy def investigation through lii pour transparency pour transparency wise si biir investigation boobu lañ nekk comme li ñoo wax rek institution bi si nekk rek am na ay bukki yoo xam ne ñu ngi foofu gaawalantu jël affaire yi génnee ko jox ko ki nga xam ne mooy Panderi Mbay kooku gaawalantu ne moom su ma ay breaking news fekk kooku moom xam na li nga xam ne moo nekk foofu already ñu ngee seet naka la ñoo adressé li nga xam ne mooy issue bi moom mu ne breaking news te seen staff yi bi am na benn staff subvention bi gaa yi nekk di wax waaw mooy loolu yàgg na si KMC te even private companies yi mooy affaire 1/6 bii nii waaw because amoon na yeneen yoo xam ne yeneen nit ñi yoo xam ne ñu ngee liggéey si compagnie si ñu ngee liggéey si KMC comme time julli bi su jotee waaw yow nga xam ni famille yu bari nga am waaye tax nga xam ni KMC nga dee liggéey mu nga faa dem nga lebal fa xaalis te xaalis boobu ñu xam ni yow sa salary bi di ko ci mën a fay yow si institution boobu ngay liggéey te war nga am privilège pour nga am loan si yu mel ni 1/6 bi 1/6 bi nga dem soxla faj sa soxla si soo fajee sa soxla yi ak sa njaboot yi weer buy dee ñu dog ko si sa xaalis ñoo xam ni yow 5000 nga fi jëlee te yow sa xaalis bi sa weer buy dee 2000 lan la dee faye soo da ngay gis ni weer buy dee dinañ dog $1000 si sa salary ñu yóbbu ko si $5000 boo xam ne boobu nga jël si xaalis KMC bi nga fay ko ndànk ba boobu yàgg na si KMC te boobu non foofu sa institution bu si nekk dañ ko dee def ak compagnie si yoo xam ne ay private companies dañ ko def soo loolu def yooyu ay breaking news loolu la Moustapha Touré doon wax naan waaw dañ jël councillors yi jox leen ay ñaata thousand nen ma ne ko yow xamuloo institution ni moo doxee non xam nga KMC soo xamut laajteel waaye bul topp rek di wax yi nga xam ne yow amuloo fenn foo ko wéer fu leer te man li ma di jaaxal mooy journaliste yi duñ leen laaj suñ waxee yenn yi dañ ko war a teg ci fax xam nga ñoom dañ lu leer lañ ko war a teg non lu fa nekk mooy dañ fa dee dem radio yoo xam ne radio yooyu amuñ journaliste because Panderi du journaliste Panderi du journaliste dama leen laajte ban school of journalism la wàcc Panderi ban certificate la am in journalism amul benn certificate comme ana man rek la tane Panderi man kese man rek la tane déedéet dafa fekk ne xam nga man li ma ko dee gisee mooy dama ko dee gisee ne ñoom dañ leen di bàyyi pour ñu wax li leen neex waaye dañoo fàtte ne public bi tax mu ñoo tax ñu toog fa comme ñun nañ ci toogee di waxtaan nii di wax nii ak yéen
duñ ci wax dara loo xam ne teguñ ko ci ay fax firnde yu leer waaye ñu wax ko mbala teg ko ci waxi yaa ma neex mbala waxi man lii moo ma neex ma wax ko wala waaye mbala nga wax ko ci waxi ñàkk a teggin lii lépp dafa nekk li nga xam ne dafa bokk ci ethics of journalism te journalism pour leeral la waruloo yokk waruloo wàññi bu nit ki waxee la fa dafa yokk nga ne ko déedéet li nga wax nii day wan gisuma ko lii la affaire bi demee leeral ko mu leer lii dafa bokk ci ethics of journalism bon lii nekk na li nga xam ne ñun li nga xam loolu la ñoo wax mooy Talib Ahmed Bensouda ñu ngi ko naan jërëjëf ndax def na ak councilors famille def nañ li nga xam ne lii musuta am si history KMC bon ñu ngi ko njaaraamal bu baax a baax a baax a baax waaw di ko wax ne ko liggéey bi na ko gën a jàpp mu dëgër te bàyyi xelam xam ne bu koy sàngoo déripé ñu ngi foofu di ko bàyyi xel di seet ni ñu ko yàqalee waaw te institution bi fi mu nekk nii ni moo doxee is so vibrant ñun gis nañ loolu doxalin bi fa nekku ci fenn kontaan nañ ci torop rëccuwuñ liñ la doon falee ñu ngi kontaan bu baax di la ñaax bu baax di la wax ne liggéey bi gën koo jàppa gën a la xam fi ngaa teg sa tànka waaw gën a la xam fi ngaa teg sa tànka ndax fi mu nekk nii ñaata CEO bi nga fa nekkee ak léegi ñoom nga daaxa CEO bi they are from the central government they are from the central government central government lañ fa toogal waaw yow nag li nga xam ne loolu ngaa def lu ci bëri fam nga gën a nekkoo ak ki nga xam ne moo nekk parti leader toog waxtaan ak moom mu jox la direction nga seet li nga xam ne loolu ngeen waxtaan yaa sa councilor ci yëpp because UDP ñoom ñoo nekk di majority in the municipality lépp lu ñoo def ñu ngi ko def ci kaw lan moo nekk doole bi nga xam ne moom lañu fa votas si jox waaw te si doole boobu dëgg transform nañ KMC transform bi nga xam ne képp koo xam ne doomi KMC nga gis nga ne dëgg municipality bi ñu am fi mu nekk nii nekk na municipality boo xam ne ñu ngee joxe service bu baax ndax service lañ soxla si municipality bi te service boobu ñu ngi ko joxe mbedd yaa ngee set yaa ngi dégg naamo yi nga xam ne ñu ngi koo dugal mu ngi transparent yaa ngi gis waaw te councilor bu si nekk mu ngi actif ndax soo seetloo yeneen municipality si fa nekkoon councilor si ban njëriñ lañ fa daan am lu dul sitin ñu leen sitin ñu jox leen xaalis jeex na waaye léegi councilor bu ci nekk yow sa biir municipality yaa ngi générer revenu ci biir municipality bi ci mbalit project bi di ko pousse di ko dugal ci li nga xam ne mooy économie municipality bi loolu amutoon fenn te da ngaa gis ne fi mu nekk ni council yëpp ñu ngi liggéey bi nga xam ne kenn ku ci nekk yow li nga xam ne moo nekk sa woot sa waa woot recommend nañ ne dëgg ñu ngee doog a am councilor waaw ñu ngee doog a am councilor because consultation daf dee am ak woot résidence any problème ñu dem si li nga xam ne moo nekk woot bureau bi toog waxtaan ko ak councilor bi jël loolu yóbbu ko si municipality bi waxtaanee ko ñu jël seet naka lañ ko transformé indi ko mu nekk loo xam ne dafa nekk et policy mbala mu nekk naka loo xam ne dina njëriñ li nga xam ne mooy municipality bon Bensouda jërëjëf bon li nga xam ne mooy councilor si ñu ngi leen di jaajëfal bu baax lii nag du ñàkka ndax institution fi nga xam ne mooy institution de government bu Gambia comme ni ko honorable waxee ñaata scandale ñoo xew ci ministre bi nga xam mooy ministre yi Ministry of Fisheries Ministry of Health nga am Ministry of Agriculture nga am lands fële nele nga ñëw finance nga ñëw GRA ñëw dugga environment nga ñëw first ladies office loolu yëpp scandale yooyu noonu yëpp kenn waxu ci dara amul dara luñ ci wax ñëpp a ngi noppi ne dara xewut li nga xam ne moo nekk économie réew mi ñuy ko pasaree loolu tam li nga xam saabale mu ne ay crème lañ te loolu dafa leer because America ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñooy audit àdduna si toog ne dëgg Gambia is the second corrupt country in Africa since 2017 loolu rek loolu rek dafa daw yaram loolu rek war naa tax
Gambians yëpp booloo jël seen carte yi xañ ko Adama Barrow pour jokk ko ndax teguñ ko fa pour mu korop teguñ ko fa pour mu jël xaalis bi di ko pasare teguñ ko fa pour lu ko neex mu def xaalis bi moomu ko réew maa ko moom développement lañ ci soxla ban développement la fi Adama Barrow def loolu jaaxa ministre yi nguur yi ci ko république bu Yaya Jammeh is far more better than Adama Barrow's government. Gambians bu naxante dañ bëgg a Gambia pour mu transform ko mu nekk the best country in the world buñ jëlee ki nga xam ne nag am nañ yaakaar si moom teg ko fa mu ñu bëgg a wan naka su dul noona dañ ko far a tegee boor lële amul quality si amul xam-xam bi kii daal mooy noonu mistake nañ juum nañ waaw. jërëjëf Mr Mboup foog naa sa kàddu yu leer nañ si olof te dinañ la jaajëfal di la jërëm bu baax a baax comme fannaa yi nga laal especially suñ municipality mooy KMC taalib ak kansulo si dinañ leen wax jërëjëf sa liggéey bi rafet na te ñun seen gannaaw tey ñun seen gannaaw ëllëg te ñun xam nañ taalib bu baax a baax xam nañ ban façon nit la taalib nit la koo xam ne transparency and accountability loolu la gom moo tax kenn mënut a def loo xam ne si KMC nga ne dangay tilimal KMC non loolu du fa am te xam nañ kansuloo si yoo xam ne ñoom ñoo fa nekk am nañ kansuloo si yoo xam ne jàmbaar lañ am nañ kansuloo si yoo xam ne te ñoom duñ allow duñ tolerate nonsense waaw ñoom ñooy no nonsense kansulos ñoom duñ nangu yooyu xam nga duñ nangu yooyu si KMC lafta ñi supplementary appropriation bill mais alon ka abe tama kan at the National Assembly lafta kajala wala demande but mbewa skip la for our next program but sign mu general advice letter especially to our local government authorities the Banjul City Council membe je Ajaratu Rohey Malick Lowe ñu ngi laa jërëm di la santa di la jaajëfal because sa liggéey bi rafet na te ñun xam nañ sa taxawaay bi ila looñaa ñiñaatale ila looñaa beteat yalo UDP la londo UDP la ferwani UDP la yamaro momo tamata wala place o bebulita mistake la UDP la londo UDP la yamaro na alfali e yamar menna momo tamata la ita mistake le la do kudla hani because ke yamar menna tilingo ani silo e ka ole foy oto Rohey Malick Lowe the mayoress in Banjul ani councilor mbal tentula mbal jayla do ku kendo albemen ke kam Banjul kono because birina yin place ota Banjul kono transformation jamala keda Banjul la marché o lembang ay nambali project side la bank so many things you come to the women empowerment dina la jaajëfal di la wax ni sa liggéey bi rafet na buur Banjul te our chairman Mr Bojang mu ngi liggéey Landing bi Sané mu ngi liggéey te Mr Sané bu nekk Janjanbureh area council ak Fodé Danjo ku nekk Basse area council nkontanta bake alla do ko ni local government ol ila do ko le Gambia sutura Mr Mboup ni local government ol Banjul City Council KMC Kerwane area council Massa Konko area council Janjanbureh area council Basse area council ni area council le Gambia sutura ni Gambia ni area council le Gambia sutura bi teye da brikama marseto ibe alhalo men jalaje momo man son UDP la yamaroto UDP la karandiro e man sawala UDP la yamaro ye bawala ni be place do do ku keno because ntol nga Gambia leje adu nga Gambia la sute Gambia la nyato tambe la firi wala adu UDP la ngani yo senato to la sak wala asabu buru Banjul be do ko la Banjul abe musolu mako e kan abe dindingol mako e kan abe lokam Banjul yanole ay do spino men janjandi Banjul dula beto dantana Banjul senato set Banjul Marcel senato set
yana KMC Talib Ahmed Bensouda and the councillors KMC senator set dump site or sign hani sunkaw Abu Kema you go to Masa Kongo area council landing be sane to the extent for a guest house or bill for the area council go to Basse area council go to Kerawana area council how many boreholes Mr. Boja MNC Moli Mr. Mbu the area council ni ñom ñoy yakar Gambia not the central government not ñom ñoy development in Gambia sa area council ni you ma today ni ñom ñoy development Gambia ñom ñoo sutural Gambia yi ñoy tie Gambia because yi ñoy am suñ soxla te yi ñoo dé fajj suñ soxla these are the local government dealing with the grassroots people these are very good ñun la ka finti molu kan nga jele dan sudatara to the extent that mayoral to dem si gox yi waxtaan ak ñoom xam seen problème xam lan mooy seen problème te yooyu yëpp am na wala ya sabu na local government na area council sol ali nge tentu nge jay ila kata kol na councilol nge tentu nge jay nga itandi la ko mbe fe sama mbe fe buray ñimu clear indication tide kay tandi la ko UDP Mansakunda wallahi Gambia be yurwal under the leadership of the Right Honorable Ousainou ANM Dabo Gambia bita nyato Gambia be yurwala Gambia be fenjamal sodola ministry to corrupt nol institutional reform sol seke institutional ye betea do kulali la do ko ka nyama security sector ye betea yela do ko ke jara lali yela do ko ka nyama under UDP government abe kenal because na nyaton ko alafta toñale la anu alafta tilingole la na nyaton ko alafta mol la nyanto kasika kadila na nyaton ko alafta transparency la ani accountability wala ya sabu birimbe nyum coalition government okon all the ministers from UDP they all declare their assets for transparency purpose. For transparency purpose, all UDP ministers that were in the coalitions declared their assets for transparency purpose. Of course, adu nyina kakala advice oti UDP ko membe coalition okono ka foye ko alinga hakilotu isaje commission o memina ndol kana bulaje because ngajele commission o menu tambita jang wala ya sabu ndol believe ta accountability and transparency la bakel bankola fankobe tankala nyame womu UDP la sula ku balet molla nyantobe dadala nyame womu UDP la sula ku balet kaje ko Gambia dingolu yela nyanto sot kaje ko Gambia dingolu tamu fengo fenti ya kala muta kon dale munyinti ada e futema kanyanda futalema watu men woto beni election ya men kono especially in the UDP abe koy ka molla ko UDP is a winning political party ndal UDP dingolu na leader kay yamar menna the Right Honorable Ousainou ANM Dabo akay yamar munala wala luwa buñat nse luwa horoma nga luwa buña nkalla moy na alfal la kuma kawla e kay yamar menna adu fitinobe dawda nga bori jela ndol manke fitina moti malla fi fitinola fitino manken dolla silat adum kuloni buñani horomo na alfaliye wala long yentol dindingul karandi wala o dalinga o muta na wino membe mbulu alinga muta e bambang nganna campaign intensify nganna grassroots engagement all intensify atoli alone UDP is everywhere the UDP is a nationalist party. It's a party for all of us as Gambians. It's a party that belongs to all Gambians, irrespective of tribe and religion. So what kamala nanyi wino nga tankandi bake nga molu engage ka koli tandi molu la situational men yalan ko lebe tamakan yimbanko kan nga nyoya bari kulwola ani bunya ani horomo kono because nga walelo wodo kamala
na Gambians menu be in diaspora Gambian ol menu bebe jam momo kadia media platform be election yale kono ni election ya what we need is the vote carte keso molu la carte keso lu mara nya ali molu be UDP sutela nyaadi ko is the right party to move this country forward. Nyanta o advocacy warandi balale based on our 5-point agenda. The 5-point plan. Wakumata bake. Nyim 5-point plan do ay agriculture itandi jele. Ay education itandi jele. Ay health itandi jele. Environment o bakono. Yaje. Education aspect is so diverse. I need be mal. Femo be I be mal. Nitata in details. What on beo advocate la nyame. Al halo membe Gambia kaitandi Gambia di wala. Alinga bamba wala baki. Tena grassroots nga intensify. Momo be daoda. Ebe Gambia le bang. Fobe diaspora le bang. Along ko. Ila contribution in UDP is highly recognized. Oto kamala. Mol menu kan jube ikela watol ta kan lamoy on WhatsApp mbal fanal be tentula mbal jayla mo be mu katalal in UDP. Everybody is trying in UDP and everybody is contributing. All of us are contributing immensely to the advancement of the party. Woto nyi yamar kendo nga nyoya mari wala dindi ngolu nga nyoya mari men yalon koy kadiamu on media na diamo ni na pobe kuloni mbunya alinga diamo on facts kadiamu kula me alon ko famole ngalon ko nyine be sotori nyimbanko kan o kumata bake o kamala nga mol be konton e tentu men alon ko be jibe kan on media nsafale inshallah ni murtana next Thursday nying supplementary appropriation bill dibitewol be men jube kan mba ko kacala bunda dol tol ngaje ko e nyanta sonna wallal menu be ko IEC landa pamso bari mbe election yala kon IEC fen sa to so tarol so la karol nyanta wol be sukilal mbe election yala kon kodo siri ngo nyanta dilelale nyin kamale kana chance soto kodeke ka foko nyindi nyine mankita o manya na soto la IEC la karol yo disaster related issue bills bari fonyo tinyaro ke molia adu man fenso do be yanyol dadala nyame ha abara fa warale kada mole akad dala skeme fula talul dila. It is very sad indeed. 250 woto na dapanso do kabankola na fulo ka ta ka di banku dingolla men yalon ko kasaro sodo yayi dada wonyantale bunda dol be men mu crostal wol dolu ngaje kon na dibita wol be jibero kelale kawo bundal ñu kawol ta bari bunda dol beje hani bunda dol beje hani wol man necess wol ma wo manya na kala because bidole approve tan jam nimbe hakilo bakam bido me alon ko physical year 2021 about 21 billion Gambia na manam bido me experience bari même fa jakalo ka wara sao kono janni ba fola 6 months o dabe boy la dorom man sakunda ka foye ko kodo ban kodo kata minto nobody knows kodo kata minto ye julo bulam be kawda ye Gambia dula be ke julot ibe julo tala dorom so wodo ay miro silentol Gambia dum kata nyaadi because julo ni man sakunda ba tala e ka lona government goes government comes so e ka bula banku dingol la kuoda nim ata bidade adama baro bita ay julo to sakrinda bari nyim julu do da nyi mbade na kuole da adama baro nyim julo mbade na kuol da te kanala de ha nyim julo ata kanala abe nyim julu ta bambalo men ngawala fo molen ko adama baro la sanji lulo ay men tinya wallahi na wulta na ko kiskista asikeno adala be tambila ya la sanji muwanin fulati nyarot asikeno because kodi jama balle dante da nyimbanko kan e kodole e man finti dulat e man finti project la site e man finti molla balwala site e man finti molla yurwa kula site
so akodo nyi aketa nyadi Gambia a country of a population less than 2 million or maybe 2 million approximately. It is very sad na nyimbanku ndin kairama nyimbanko me alonka yuru akol manya na koleal, but because of leadership problem, because of manya tonka kendo sodo na banko haina na banko jube. It is very sad for diaspora called wal many alonko la ma imagine diaspora la ko fenta ndaka wala fo moli diaspora la ko lu jube ikata nyame anyway, sometime be jana why otherwise I'm not in your hand like they are just come melni Abdoulaye Jallow. Mandinala was see UDP history. The first deputy party leader of UDP, Mom Polla, te mom moy the late Yaya Jallow. Dinala wa koku Polla, du Sose, du Olof Polla. Nga ham lolu. UDP is not a tribal party. Yange denga ñun suñ parti deputy party leader bi koku olof la te suñ parti president bi koku olof la te suñ national executive am nañ fa serel am nañ fa jola am nañ fa aku lepp am nañ fa so yow xeyna xamulo history UDP o xamulo dara ci UDP way so bugé xam dara ci UDP mu nga topa platform mu nga topa platform UDP yu melon ni dina la wax lu bari si UDP so buge ham leadership bi so buge ham tamen party bi nakala party bi sos tamen the formation of UDP from 1996 up to date munna la wax history yu bari si UDP wa munna la wax yu bari. The first deputy party leader si UDP moy late Yaya Jallow te xam nga naka lañ ko dee wax saya sigli xam nga gaañu bi moo tax mu bàyyi UDP comme yàlla moo ko jël rek moo tax waaye bem demee ba bàyyi àdduna moom UDP la di leet Yaya Jallow kooku Paul la yow xëy na Sambokala because yow Aboubacar Jallow nga tudda Sambokala moom mooy di first deputy party leader of UDP te ñoom ñoo sos ñoom ñoo sampal UDP xam nga xamuloo ko rek waaye soo xamut nga latte te soo lattee rek dina la leeral te leer nañ UDP bés boo xam ne ñu ko lii in 1996 or seen before 1996 am na aku séeréer mu fa olof mu fa Paul mu fa Joola mu fa Saraxule mu fa ñoom ñëpp am nañ seen tur yi soo buggee xam nga toppañu suñ next programme inshallah dina la leeral lu bari te suñ constitution bi 1997 constitution bi te wax na lu leer parti munta taxawal based on tribal line te benn parti munta am based on regional sentiment or religion loolu amut so moo tax rek ngeen a xam loolu benn political party waruta register si Gambia yoo xam ne is based on tribal line loolu waruta am or maybe on regional basis or maybe on religion loolu amut so suñ constitution boobu daaxana boobu comme li ma bëgg a leeral comme baadi un quand même fay wala ñinti ko be comment sol follow up kanne men yalan ko be comments ke kan mbal tentula mbal jayla kay tandal la ko al bem follow kan on this media alla wato me al commenta kal tentu kal jay bar men be ge don gambe de nga katanga ke kilinti UDP menti ngawoy tandi nyola because UDP parti le me alon ko parti nyon tawle mati nyim banko kan parti le me alon ko definitely parti ni mu mo be la patiolet Mr. Jallow fogna dina gëna waxtaan ak yow inshallah si suñ subsequent program because li nga wax ni mooy dina la woon si statistics yoo xam ne dafa jógee si Jibos dina la wax yooyu yaa ngi laajte question nga ne lu tax UDP always communicate with Mandinka I will tell you
te am na yeneen xeet yoo xam ne sax suñ buggee def audio suñ fa defut in mandinka den daa mel ni seen audio bi amul benn njëriñ yaa xam nga loolu am na yeneen political platform yu bari dangay dégga Pël mu ngi laaka soose ah dangay dégga Aku mu ngi laaka soose o nga dégga Olof mu ngi laaka soose o nga dégga Joola mu ngi laaka soose in audios pour lan na audience yu fa nekka pour ñam ñëpp ñu mun a dégga to loolu du UDP loolu Gambia la te dinaa la leeral si boobu si next programme insha allahu rabbi mbaal bee kontoon na mbaal tentu la mi sambu ma bàyyi la nga nuyu gaay jërëjëf Sidi comme ni nga ko leeralee rek programme bi nekk na loo xam ne rek pour ñu gën a dekoo gën a xam luy parti UDP gën a xam tam politique bi ni nga xam ne noonu laa doxee su ko defee duñu réer ndax Gambia nekk na réew moo xam ne comme ni nga ko waxee less than 2 million people la réew mi jàmm la réew moo xam ne la suñ kilifa yi dañ ko fonka bon fonka googu ñun si suñ boppa dafa war a fekk ñun tam ñu fonka ko bon lépp loo xam ne rek moo nekk dafa aju ci réew mi rek ñun lu ñu soxal la fii ci parti UDP bon loolu moo waral programme bi te foog naa liñ fi wax yëpp nekk na loo xam ne lu leer la te comme ni nga ko waxee kii ni di laajte xamut loolu moo tax waaye parti UDP nekk na parti boo xam ne comme ni nga ko waxee dox ñépp fa daje ñu taxawal parti bi waaw ñépp waaw bon loolu lu leer la bon ñu ngi leen di jox di daje ba beneen yoon ngeen toppañu si programme bi dan su boobaa lu bëri di ngeen ko mun a xam waaw bon jërëjëf ñu ngi leen di jox di daje ba beneen yoon jërëjëf ciao ciao Nanyi ko zembe lo ya dabula Nambi ya ba useni ya kinyi bila dabula